mbokki internet yi seetaan Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu fi ñu leen daan nuyoo tey nag ñuy dalal Seydina Camara moom mu nekk président association des sénégalais yi nekk foofu ci Brescia ak province donc moom la ñu fas yéene waxtaan ak moom ci li nga xam ne si ni président dogal na ko muy rapatriement des corps yi nga xam ne si ni ñoom ñooy jógee foofu ca extérieur moom nekkatul sax ku ñu présenté parce que ma sonn fi jaar doon wax ci mbir moomu ba tax na tey décision bi wàcc na moo tax ñu woo ko ngir mu mën ñu wax naka la gis décision bi nga xam ne si président de la république jël na ko démb ci discours bi mu doon def jëmale ko ci wàllu Covid 19 Seydina maa ngi leen nuyu bu baax. Mahfous maa ngi am mbégte di dellu siwaat comme ni nga ko waxee ngeen may dalalaat day wane ne rek seen liggéey xarañte bi mu àndal mooy ne mbir da ngeen koy topp ba mu sës kon nag ñoo ngi am mbégte bu baax te di fas yéene ñaan yàlla waxtaan ak mbooloo mi ci anam yoo xamante ne si lu ñu gëm rek la ñuy wax. ok mi ngi noonu kon Seydina dañuy jàll ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi nga jaaroon fi comme ni ñu ko waxee léegi doon wax ci rapatriement des corps yi nga xam ne si yéen a ko am foofu ci Italie ak yeneen réew yoo xam ne si ñi ngi ci àdduna bi muy diaspora bi mu nekkoon lu jafe nag ngeen ko doon dund ngeen ko doon métti lu fu ne ngeen taxaw fa di ko joytu ba tey Macky Sall daal ci jël ab décision ne léegi képp ku am néew bu nekk ci diaspora bi di nga ko mën a indi bu ñu sàmmonteeg dispositif yi nga xam ne si nii teg nañ ko fi alors ban appréciation nga am ci décision boobu. waaw Mahfous dañuy tàmbali ci comme keroog ni ñu tàmbalee woon gannaaw ba nga xamante ni si jaal mi moom defoon nañ ko ba pare ñu dellu di ñaanal ñëpp ñi nga xamante ni si génn nañ àdduna ci mbas mi ak ñi nga xamante ni si leneen moo leen lor ci biir réew mi ak ci biti dañuy wax alhamdulilahi rabbil alamina parce que aussi nit bu fekkee ni dafa am loo xamante ni si yaa ngi koy sabab ba suñ borom dogal ko da nga ko sant moom suñ borom waaye da ngay sant tamit ki nga xamante ni si moom la ko jaaraleel ba mu mën la sotti loolu kon nag keroog ba nu fay mujj ñoo ngi doon ñaan loo xamante ni si kenn ko ñaanoon gannaaw yàlla moo doon le président de la république père de la nation kon tey bu ñu toogee ba li nga xamante ni si waroon nañ ko def ci liggéey yëpp muy ne sur le plan scientifique d'abord ñu wan ko ne ko lii ñuy wax ne danoo bëgg mu ñëw ci réew mi amu ci lenn loo xamante ni si scientifiquement mën na démontrer que ni dañuy wàlle bu weesoo loolu tamit sur le plan socio-culturel dafa doon loo xamante ni si ci ñun la bokk ci wàllu diine tamit ñu xam ni mébétu doomu aadama bi laata muy génn dafa am lu am solo lu muy tekki donc yooyu yëpp mu ci xalaatee gëstu ko wax dëgg yàlla dañu koy sant di ko gërëm bu baax parce que tamit turu père de la nation dafa am lu muy tekki soo sentir ne sa réew am na ci benn fraction boo xamante ni si mu ngi bëgg a am nga dellu gannaaw ci décision majeure bu toll nii ci xeex bi fi mu toll kooku ku nekkul un vrai leader doo ko mën a def kon nag dañuy njëkk a wax jërëjëf président de la république ci deltu ginnaaw bi nga xam deltu na ko pour xoolaat mbir mi ak décision yi parce que tamit bu ñu fàtte ne décision bi ñu ko doon jël pour xeex Covid la woon mais doon pour xeex sénégalais de l'extérieur bi mu demee ba gis ne effet yi nga xamante ni si xëy na ñoom doon nañ ko ci xaar gisuñu ko ci kon bu dellu si waatee daal ne war naa mën a nekk kon xam na li nga xamante ni si moom mooy rôle am kon ñu ngi ko ciy sant ci turu diaspora bi yëpp ndax bi ñu taxawee fii di ko wax ci turu diaspora lañ ko waxee woon kon ñoo ngi delluwaat ci turu diaspora en tout cas di ko encourager te di ko accompagner ci li nga xamante ni si mooy suñ benn noonu àdduna bi yëpp muy virus bi coronavirus. ñu ñëw ci faisabilité bi parce que xam naa ni ñàkkul ne dina am ay jafe-jafe ndax vu nombre bi ak ni ñu dispersé ci àdduna bi donc est-ce que dina yomb rapatriement boobu am ak ci anam bi ñu ko bëggee. waaw yomb moom mënu ko def parce que man dama bokk ci toujours ni ma koy waxee. man ci àdduna damay wax ne dara yombul seul le difficile est chemin ku ne xam na ni doomu Sénégal bu doon benn wala muy junni fu bakkanam rootee dafa bokk ci li nga xamante ni si ci ñun la bokk ñu jéem a def tuuba ay mbokkam mën a jot ci néewam di am fu naan mooy bàmmeelam ñu ko fay fekk di ko fa ñaan ni nga ko waxee nag am na ndax ku ne xam na ni Covid 19 bi laal na ay sénégalais yu bëri ci àdduna bi néew yi am na ci doonte yenn yoo xamante ni si jot nañ leen a jébbal suñu borom ci terre yooyu nga xamante ni si fa la nekk mais am na yeneen yu bëri yoo xamante ni si dañ leen a dencoon ci ay chambre froide ak en tout cas yu nu mel pour doon mën a xaar yaakaar bi ñu amoon ci décision bi wàcc pour ñu mën a commencer def acheminement bi du yomb tamit parce que danoo nekk ci àdduna boo xamante ni si tey daanaka dañuy soog a commencer tijji yenn aéroport yi muy lu néew waaye fii ci réew mi nga xam ne fa la réew néew yi war a jëm yi nga xamante ni si dañuy jaar ci yoonu suuf yi problème la yi war a jaar ci avion yi tamit problème la parce que xam nañ ni dañoo tëj frontières yi waaye mesure exceptionnelle aussi da ciy am parce que aussi ku ne xam na ni néew yi doon wàcce bitim réew liggéey
ñu ngi leen doon continuer indi bu fekkee ni du Covid. donc cargo yooyu ñu daan utiliser doon ci indi ñi nga xamante ni si leneen moo faatoon seen bakkan moom la ñuy utiliser waat foofu aussi ñuy wax ni xëy na dana xaw a metti parce que bi lii amee rek. gis nañ ni effectivement cours mondial bi ni mu demee moo tax cargo yooyu ñi lay defal gestion bi seen i njëg doublé woon na. mais nag am nañ yaakaar ne comme suñu borom ma ngi ñu doon suturaal. ba fii ñu toll nga xamante ni si ñu ngi ci doon góorgóorlu. danañ continuer di ci dem. li tax tamit ñu am yaakaar ne xëy na tamit ay buntu am na ci mooy ne ku ne dégg na président de la république ci alal ji nga xamante ni si jox na ko diaspora mu boole ci ñi nga xamante ni si danoo am mbokk mu wàññeeku ci wàllu woowu. bu dee ni ci wàllu ñun fi ñu nekk nga xamante ni si danañ leen jox 2000 euros 2000 euros yooyu xëy na day mottali si li nga xamante ni si moom lañ daan def mooy association yi daje. wala bu fekkee ni nit ki ci boppam sax inscrire woon na boppam ci benn en tout cas assurance wala yu nu mel wala daayira yu demee noonu donc possibilité bi moom am na. foofu rek ngeen yaakaaree foofu rek ngeen jàpp ne mën ngeen fa am maanaam dafa si côté finance pour mën a indi néew bi ndax du yomb laaj na xaalis bu bëri. da ngeen di laaj nguur gi xaalis wala di ngeen di def ba léegi maanaam association yi cotiser ak ñi nga xamante cotisation yi nga xamante ni tudd nga ko léegi pour ñu mën leen di indi fii ci Sénégal. waaw xam nga généralement dana ci am ñoo bëri ñoo xamante ni si moom am nañ seen assurance bi nag moom ak prix bi lu mu mënta cher it ba ngay bind moo koy jël en charge quoi bu dee ni tamit ci daayira yi la ku ne xam na ni boo daan cotiser ci socialu daayira bi ci lu mel noonu bu amee tamit dañ lay yóbbu par force ndax mën na ni xëy na tontine la boo xam kenn ñaanul yàlla tegg ko waaye bu dikkee ci sa dund moom mënoo ci dara beneen bi muy association yi aussi buñ demee ba gis koo xam ne am na ay difficulté parce que bokkul moo xam ci benn coopérative wala bokk ci assurance wala bokk ci lu nu mel loolu association yi ñoo ci mus di taxaw ci seen caisse waaye aussi demander chaque Sénégalais mu génnee làmb ci poosam dara pour que néew bi mën a dem Sénégal boobu yooyu piste daal pour l'instant. mais taxul est-ce que du ngeen mën a tàllal nguur gi loxo tamit mu mën ci jàpp bu baax ci jamono ji nga xam ne si ni dina jafe lool pour ñu indi. waaw xam nga nag daanaka man moom dama gëm ni tàllal loxo dafa xaw a metti ndax àdduna bi tey fi mu toll réew mi fi mu toll metti na metti goo xamante ni si foo bés day metti te it wax dëgg yàlla reprise mu ngi commencé waat am ci réew yooyu nga xamante ni si pandémie bi sonal na leen ban mën fa wàññi ay nombre de sénégalais yu bëri yu fa wàcc liggéey tax boo xoolee tey mesure bi Afrique gii ñu nekk néew na nga dégg ci koo xamante ni si nee nan bakkanam wadd na ci Covid bi. donc fii ci Afrique sénégalais yi nekk fii voilà ma ngi noonu. néew na lool donc majeure partie bi diggante Italie la Espagne France ak États-Unis surtout donc ñooñu yàlla defal nañu sutura ba am nañ possibilité yu ndaw tant soit peu. li naan nag ndimbal du doy. mais ñu jàpp ne wax dëgg yàlla président de la république alal jooju nga xamante ni si jox na ko diaspora te mu boole ci ñooñu nga xamante ni si da ciy accompagner seen famille. leneen lu ñëwit mooy li war a jógee ci ñun parce que toujours damay wax ne ñun moom danoo gëm jàppal ma jàpp. pour que lépp mën a saafaraw. y a certains qui parlent aussi d'exhumation muy ñu sulli néew yi nga xam ne jot nañ leen a suul foofu. ngir mën leen a indi fii ci réew mi. loolu aussi est-ce que dina yomb est-ce que lu xel mën a nangu la tamit. waaw alors xam nga généralement da cee am réew yoo xamante ni si seeni loi may na nit ki ndax ñun def nañ ko defati ko bu dee di Italie mais loolu lépp dafa laaj mbokk yi ndax aussi il faut que ñu comprendre mais bëgguma lay dog foofu mais bu fekkente ko xam nga foofu 24 heures nga wax ñu sulli ko mais est-ce que koo xam ne suñ ko suul lu yàgg tamit est-ce que dina yomb pour ñu sulli ko mën ko indi fii ci waaw xëy na du yomb mais tamit foog ñuy leeral ne li tax ñuy wax ne possibilité am na mooy généralement ci ay kees la ñuy nekk parce que xam nga tubaab li ci ëpp boo demee tey ci seen i kër li taxoon ñuy wax mooy ñoom tàmm nan par exemple lakk bii nga dégg ñuy wax du lu bees man dem naa ci sama ay kër xarit yoo xamante ni si dañuy yëkkati benn bouteille bu ñu lay wax seen histoire famille ne la sun maam bi nga xamante ni si pëndëx lay doon pour cendre bi ñu def ko ci benn bouteille ne la sun maam bi moom moo créé woon société bii tey di la ci defal historique nga xamante ni si ci seen aada la bokk ñoom mais ñun tey foofu bu ñuy suul aussi ñun fa suul yëpp dañ leen a suul ci ay conditions yu leer ba nga xam ñu ngi ci ay kees lu mu yàgg kees googu moom du doon luy fënax wala mu xëy dañ koy génnewaat rek kees googu ñu xam ni suñ mbokk mi mu ngi ci biir du lu ñuy tijjiwaat wala dara ndax la ca waroon ci ay càngaay ak ay sang ko ak yoonu diineem moom loolu la ca waroon moom def nañ ko ca quoi. ñu wax ci leneen muy force Covid 19 bi tudd nga ko léegi jàpp nga ni distribution bi ak ni ci war a am yëpp est-ce que mi ngi jaar yoon. waaw man nag xam nga foofu moom la ma ca waxoon dama ci delluwaat quoi parce que daanaka
boole wuñ ñu ci laa mën a wax bu ma naan. boole wuñ leen ci yéen ñan. waaw bu ma naan ñun mooy les associations les daayira en tout cas ñun mën a tuddee société civile. parce que nag bu fekkee ni président de la république dafa am yéenay def ko jëmale ko ci ñun dama jàpp ne rek doon na rafet. mu boole ñu ci nan ngeen ko bëggee nan ngeen ko xalaatee nan mooy gën a yomb parce que ndimbal li muy indi dafa fekk ñuy def ndimbal lu nu mel. kon yaakaar naa ni waroon na caa mën a sukkandiku pour mën a yombal liggéey bi. beneen bi aussi mooy tey boo xoolee nin ko defee ñoom ñoo lal seen plan yépp ba teg daanaka ñun représentant yan fa am dañuy ñëw rek. pour mën a dépouiller xool daal ne kii mérité na ko kii mérité wu ko. mais yaakaar naa ni buñ ci leen ci boole woon dëgg-dëgg doon nañ leen wan yoonu liggéey bu gën a yomb. doon nañ leen gën a mën a wan aussi ñi nga xamante ne si moo ko yelloo parce que façon bi ñu utiliser tey bëri na ñoo xamante ne si ci doomu aadama yi danañ ci bëgg mais duñ ci mën a jot. ndax bërki dem boo njaay. dafa jaarul fa mu war a jaar. waaw parce que nin koy laajee xam nga des fois da nga gis koo xamante ni si sama mbokk la man dama bokk ci ñu mënut a utiliser trop lu mel ne internet pour mën a dugal bay dugal aussi di insérer loo xamante ni si yeneen i document la sous forme de PDF xam nga kooku dafa xaw a compliqué ñun looloo tax suñu rôle foofu la gën a féetee mooy képp koo xamante ni si jàpp nañ ne war nga cee am ñu accompagner la ba mën laa dugalal loolu mais daanaka mën naa ne liggéey bi bu yemoon ci inscrire ci Sénégal rek ci international bi ci nga xamante ni si mooy seen plateforme bi xëy na doon na tane parce que xale ya fay jàng te xarañ ci loolu muy étudiants ya fa nekk ñoom ñu ngi cay góorgóorlu ak association yeeg yooyu mais tey da ngay def loolu ba pare wëlbatiku waat jëlaat dossier boobu yónnee waat ko ci consulat bi nga xamante ni si foofu nga féete mu amaat beneen appréciation te ñooñoo dañ lay laajaat léegi yeneen i këyit tey fu mel ne Italie. donc procédure bi moo gudd dafa gudd nii ñuy wax ak yéen tey. première phase bi am na xëy na yenn dëkk yoo xamante ne si kii nañ ko mais tey boo demee Italie ba tey dafa am problème yooyu ci première phase bi jotaguñ seen xaalis ndax buñ demee ba lay laaj loo xamante ni si yenn këyit yu compliqué la lu ci mel ne tey jii këyit boo xamante ni si ñun ñëpp dañ ko war a am man mii di wax am naa ko mais am na suñuy mbokk yoo xam ne amuñu ko donc muy doon ay jafe-jafe te ñu jàpp ne waroon nañ kaa gën a mën a yombal pour que ñi ci yelloo yëpp mën cee jot quoi ndax tamit nit ñi xam nañ ni wax dëgg yàlla immigré yi taxawee nañ taxawaay boo xam dañu ñaan yàlla ñi ko gën a yelloo rek gën cee jot. ayca am na solo kon dama lay bàyyi rek nga def sa kàddu gu boo xam ne si ni moom ngay tàggatoo ñu daal di lay yeewi. waaw kàddu gu tàggatoo gi mooy sant ñëpp xëy na nag ku lim sax da nga juum mais ñàkkul ne am na ñoo xamante ni si mënuñu leen a bañ a tudd te bu ñu leen tuddoo rek yóbbaale nan mbooloo yi ñu jiite yëpp. parce que tey xeex bi bu yegsee fii li naan ku ñeme dan laa déy. du ñàkk ñu mën cee tudd ku mel ne suñu xarit Ndiouga Mbaw nga xamante ni si moom moo doon coordonner toutes les activités ci plateforme bii ñu tuddee sunu néew sunu réew. Seydina Omar aussi Ba. moom aussi mu yoroon beneen collectif pour le rapatriement des corps mënuñu koo ñàkk a tudd donc mbooloo yooyu ak waa FRAPP mais aussi Altro Sénégal Altro Africa mais aussi ci réew mi il faut que mu am lu xam man toujours damay wax ne ñoo ngi gis évolution bu am solo parce que tamit les députés de la diaspora am na ci noo xamante ni si taxawee noonu ko am na ci tamit ay artistes yoo xamante ni si mënuñu leen a ñàkk a tudd remercier leen ndax taxaw nañ ci mais aussi dafa am ñeneen ñoo xamante ni si ci suuf doon nañ ci liggéey muy suñ kilifa diine yi nga xamante ni si bi ñu defee appel bi xëy na nag ñoom meluñu ne ñun mën a ñëw taxaw di wax wala di kii waaye lañ ca waroon a def jàpp nañ te am nañ ci njort mu rafet que ni lii bu sottee ñoom aussi seen loxo dugg na ci bu baax a baax soxna Ngone Ndoye aussi mi nga xamante ni si nekkoon na fi ancienne ministre vraiment des Sénégalais de l'extérieur ña ngi rafetlu bu baax taxawaayam ci turu association bi nga xamante ni si moom la jiite di yëngatu ci affaire jigéen ak immigration vraiment taxaw na ci suñu wet ànd ceeg ñun ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni si tey lu mel ne Horizon Sans Frontières mënuñu leen a ñàkk bañ a tudd waaye droit de l'hommiste yi nekk ci réew mi yëpp nag ñoo ngi leen di gërëm xëy na nag danañ fàtte mais mënut a ñàkk waaw donc ñun daal ñoo ngi gërëm ñëpp mais personnellement je voudrais quand même remercier waa Brescia gépp mais aussi au-delà de Brescia tous les présidents d'association ndax daanaka mën naa ni bi ma commencé rek ñoom ñëpp dañ ma woo ne ñu alhamdulilah yóbbaale nga ñu géew te suñu kàddu ak suñu lépp joxaat nan la ko kon mel na ne su ma daan wax sax damay am kersawu présenté wu ci turu président association des Sénégalais mais ci turu association yi nekk Italie yëpp mën nañ cee lim xëy na ñaar ñoo xamante ni si danañ yóbbaale ñi ci des ñëpp ba ñett ku ci mel ne Pape Demba Dia mënuñu koo bañ a ñàkk a tudd
ku ci mel ne aussi waa CADES wax dëgg yàlla ñu ngi am mbégte ci seen taxawaay ku ci mel ne Cheikh Tidiane Seck mi nga xamante ni si moo yor Bergamo ak Askase ak ñeneen sunu président d'association yi nga xam ne ñoo ñu jiitu woon tamit ak magu daayira yi wax dëgg yàlla ñoo ngi sant yàlla bu baax Touba Pontevico ci Brescia gis nañ ci seen taxawaay sëñ Cheikh Ndaw aussi mi nga xamante ni si moo jiite Tidiane yi ak ñëpp rek bu yeboo ñu wax loolu que ni yóbbaale nañ ñëpp kontaan nañ trop. ci am na solo Seydina Camara ñu ngi lay jaajëfal bu baax ci disponibilité bi ak lu am solo waxtaan bi am solo bi nga xam si ni waxtaan nga fi baaxoo ko askan bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax yéen tamit. ci seen ma baal bala ngay tëj de. waaw ay ci bisimilah. alors peccum liir bu neexee nday jaatee ci mbagg ma ndax buñ tëjoon suñ buntu kër yi rek tëdd fa di wax. xëy na wax ji mën naa bañ a yegg ci nopp président de la République. donc man je voudrais rendre un hommage mérité à la presse sénégalaise su ma waxee nag presse sénégalaise day yóbbaale presse écrite audiovisuel ak yëpp mais surtout yéen nga xamante ni si boobaak léegi def ngeen ko seen yëfu bopp donc yéen laay remercier pour ngeen yóbbaale vraiment toute la presse donc en tout cas au nom de la diaspora à travers Sunugal 24 ñoo ngi remercier toute la presse sénégalaise et internationale ñoo ngi sant bu baax di gërëm ci seen liggéey ak xarañte gi ngeen koy defee pour xeex li nga xamante ni si mooy benn noon bi muy Covid 19. Covid 19 ci xeex baa ngi noonu kon Covid 19 ñun ñëpp ñu àndandoo xeex ko mu jógee fii ci Sénégal ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax jaa ngeen jëf.